mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak docteur Georges Diouf nekk nag membre politique ci grand parti bu président El Hadj Malick Gakou docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. fa ñuy dooree laaj yi nag mooy lii nga xam ne moo wër àdduna nekk nag ci continent yëpp daanaka yegg si itam ci suñu réew booboog léegi yàggagul waaye gis nañ ne daal muy def ay jéego di jàngoro bii nga xam ne nag mooy coronavirus est-ce que mën nañu xam jàngoro boobu mooy lan. jërëjëf monsieur Aïdara jàngoro bi jàngoro bu bees la ñu ngi ko nemeeku le 31 décembre 2019 ci Chine ci province Hubei ci dëkk bu ñuy wax Wuhan mu nekk jàngoro boo xam ne ñoom waa Chine buñ ko diagnostiqué ci ñi nga xam ne dañ doon liggéey ci benn marché ci la ñuy jël dogal ci ëllëg sa tëj marché bi bu loolu amee jàngoro bi dafa law bu gaaw boo xam ne ci ñun suñu gëstu moo suñu gis jàngoro bu gën a gaawee noonu law ci àdduna ndax diggante 31 décembre ak bésu tey matagul ñetti weer ci lu matagul ñetti weer amul continent bu ko jotul te pays yu mu dalagul néew na trop mu nekk loo xam ne dafa bett àdduna ci gaawaayam nekk na feebar boo xam ne itam xamoon nañu ay épidémie maanaam ay feebar yu mel noonu te ñu jaaxaloon àdduna bi trop li ma ci mën a citer rek mooy après première guerre mondiale 14-18 1918 1919 moo am benn épidémie bu metti ñu tuddoon ko la grippe espagnole mu faat ay nit lu ëpp lu première guerre mondiale faat te ñëpp xam nañ ñu première guerre mondiale mooy guerre bu gën a mag ci ñun suñu histoire de l'humanité ñu jël beneen date mooy épidémie grippe asiatique en 1957 ñu tuddoon ko la grippe AH1N1 mu faat lu war a tolloo 4 millions de personnes ñu jóge ci loolu 68 69 ñu am beneen grippe bu xaw a niroog moom virus bi moo muté joxe lu ñuy wax la grippe de Hong Kong AH3N2 68 69 70 bu ñu ñëwee ba les années 80 particulièrement 1981 benn feebar ñëwaat ñu tudde ko nan la pandémie du sida lu tax ma koy tudd parce que lii feebar yi may tudd yëpp dafa méngoo feebar yi nga xam ne dañuy jóge ci mala ñëw ci nit moo tax ñu gën a sonal nit yi moo tax maa ngi ñëw ci coronavirus bi
xam nga sida sonal nit ci trop pendant 25 ans. virusu sida HIV dafa méngoo ak virusu chimpanzé golo. ñu tuddee ko SIV. ñu ñëw ba 2003 mu am benn épidémie bu mel noonu ñu tuddee ko SRAS syndrome respiratoire aigu sévère ci côté Chine ba léegi en Asie du Sud-Est. ñu ñëw ba 2009 ñu amaat feebar ba xaw niroog SRAS ñu tuddee ko MERS mooy syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Middle East Respiratory Syndrome ci anglais. boobu ci péninsule arabique lañ ko gis. ñoo ngi ko diagnostiqué ci benn saoudien bu décédé après saoudien bi mu am benn qatari bu décédé et cetera ba feebar bi law. kooku à peu près 8000 personnes la jotoon feebar mais 800 morts moo nekkoon le bilan macabre. ba 2019 bi virus bi nga xam ne dafa xaw niroog SRAS boobu ak MERS feeñ mooy feebaru corona virus bii nga xam ne moo lëmbe àdduna. virus nag du lu rëy maanaam ci xeetu microbe moo ci gën a tuuti. ginnaaw parasite bactérie virus xel ñu prion moo ci topp. virus bët mën na ko gis microscope optique mën na ko gis il faut nga am microscope électronique pour gis ko. lu tuuti loolu ngay gis moo yëngal adduna bi moo tax ba puissance yu gën a rëy muy Amérique muy Russie muy Union européenne dañuy jaaxle ba baat bi benn la nan la ñuy def ba mucc ci coronavirus. tëj leen bunt yi toog leen seen kër. ana doole Amérique ana doole Russie ana doole Union européenne ana ñu defar bombe atomique ana ñu defar fusée di dem ci jaww ji. ngóor su tuuti soo su ma doon tudd léegi muy coronavirus def leen a bett ba jaaxal leen ba solution bi mooy toog leen seen kër. kon du feebaru caaxaan te buñ ko foyee. buy feeñ ci yow léegi nan lay def. très bien dafa mel ni soj moo tax ma joxe exemple grippe ni grippe lay manifesté woo parce que genre virus la bu xaw a niroog virusu grippe mais wuute na. mais boo seetloo li ma la wax nii dafa mel ni. fukki at yu jot dafay mel ni virus yi dañuy changé. dafa am benn buy ñëw. aha bii nag dafay door a feeñ. moo tax lu ñu xam ci yeneen virus yi nga xam ne ñoo ko jiitu xamaguñ ko ci moom. ku la bett mën la. mais symptômes yi daal dina joxe daal ku xaw grippé def sot. yaram yu tànk. bopp buy metti. yaram yu diis te di metti. sëqët ñoo ci gën a bëri. te loolu gis nañ ko ci grippe.
mën na weesu foofu nag. néewal doole nit ki ba mu mel ni mooy asthénie bi dafa mel ni mënatul dara ci yaramam. bu fekkente ne aussi dafa fekk yeneen feebar ci yaramu nit kooku dafay gën a am doole. nit ki lu muy gën di doon mag virus bi dafa mel ni ci lay gën a am doole. est-ce que dina dal xale kon. dina dal xale. ah bon mais ni muy daanelee xale moo gën a yéex ni muy daanelee mag. te dañu yaakaaroon ne xale du ko am waaye gëstu bi wane na ne xale mën na ko am mais du gaaw a manifester ay melokaanam loolu moo tax ñu tëj école yi ndax xale yi mën nañ ko am yor doomu jàngoro bi lu yàgg seen yaram di ko walla xeeñ ñi ñeneen te du manifester wu ci ñoom loolee moo waral ñu tëj école yi. taux de mortalité bi nag nee nañ li muy faat ci mag ñi daal moo ëpp xale yi. fuuf lu ñuy gën a jëm mag mooy gën a bëri mais faat bi sax tollul noonu. bariwul walante bi moo gën a gaaw. faat bi 0,3% 0,4 ba 5%. donc walante bi moo gën a gaaw que faat bi walante boobu nag moom la ñu war a arrêté yëgaguñu foofu sax dañ ñëw ci prévention bi mais wax la rek ne dafa andi njàqare ci àdduna ndax loolu moo tax da ngeen fan yi touristes yi ñibbi nañu léegi boo demee Air France Albert Sarraut tubaab yaa ngi farang pour am billet pour dem hôtel yaa ngi tëj liggéeykat yi aussi ñu ngi leen di wax ñu toog seen kër xam nga loolu musiba ci réew donc du feebar bu ndaw moo tax ñu ciy waxtaan ak nit yi. léegi wàllaate bi wàllaate bi nan la xam nga su dee par exemple doomu jàngoro sida dañ naan deret laal la wala mère enfant fii nag moom sëqët la léegi la nga gis nit sëqët sax nga gis ñëpp daw dem ba ko fa bon wàllaate bi poussière yére bi la wala parce que wàllaate bi dafa gaaw. loolu jaaxal ñu bëree bëri. dafa gaaw trop. par voie lan la. foofu la bette àdduna si diggante nit ak nit ma tissooli sa kanam. bu ma ko amee dinaa la ko wàll. ma sëqat sa kanam bu ma ko amee dinaa la wàll. ma sëqat ci morceau boo xam ne yow laal nga ko mën naa la ko wàll. laal rek. ma sëqat ci sama loxo ñëw nuyu la mën naa la ko wàll. donc loolu moo tax mu gaaw te dafa bett ñëpp. melokaan boobu moo tax mesure préventive yi ñu jël leen. loolu doy na. kon bu ñu nekkee mbooloo. man ma soj bu ma sëqatee ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko am. loolu mooy caractéristique virus bu bees bi. moo tax ñuy tere ndaje mbooloo. église yeeg jumaa yeeg daje mbooloo. ba ca gis nañ compétition internationale yeeg championnat yëpp la ñu arrêté. yëpp la ñu arrêté. nee nañu ku ko amul. toogal sa kër. ku ko am wooteel toogal sa kër ñu jël si la def lu ñu war a def waaye bu jaxasoo ak nit yi ndax walaate bi dafa gaaw. léegi bi may ñëw am na ku ma gis mu sol ay gants ma ne ko pour lan mu ne parce que bu ma jàppee poignée
boo xam ne nit jàppoon na ko te yor doomu jàngoro bi dina ma wàll. ma ne ko wuutal gel nga raxas sa loxo. moo tax man exemple bii laay joxe. voilà foo nekk. war nga am sa gel boo xam ne saa soo yaakaar ne laal nga loo xam ne. mën nga am doomu jàngoro bi nga. raxas nga fomp sa gel nettoyé wu loolu mën na la aar ci feebar bi. waaye gant bi du solution. gant bi du solution. ci yenn fan man miy docteur xam nga soluma gant waaye bu may liggéey damay sol gant parce que gant bi daf lay wàññil risque infectieux bi. sapeur pompier bi. buy liggéey du sol gant. hygiéniste bi buy liggéey du sol gant maanaam bu fekkee si liggéey daf lay exposé ci risque bi mën nga sol gant mais gant bi du solution bi. yenn liggéey mënuñu ko ñàkk a def bu ma duggee bloc opératoire du ma sol gant. wax nañ ma problème mu kees ci banque yi d'accord na ak OMS. OMS nee na boo solee gant boo amee microbe mën nga laal sa kanam virus bi mën na fi nekk loolu dëgg la c'est vrai je suis entièrement d'accord ku nekk kees am 30-40 clients par jour. waaw est-ce que mën nga chaque client nga sol sa gant bu demee nga sumi ko teg jël solaat keneen beneen. mënoo ko mais bu fekkee médecin la boo defee sa opération ba pare dangaa war a sumi sa gant dugal ko foo xam ne du wàll kenn ñu traité ko yow nga raxas sa loxo ak ndox ak saabu ba mu set nga jàll ci leneen. d'accord mais masque yi docteur. ma bëggoon a terminer allez-y, foofu ci gants yi. mais bu fekkente ne yow sa xel ñaaw na. ci lii may liggéey am naa gel waaye yaakaar naa ne bu ma solee gant mën naa def liggéey boobu mën naa ko def bu ma paree ma dindi ko teg ko fële ñu traité ko loolu xel mën na ko nangu. waaye sol gant di dox ci mbedd mi parce que bëggoon nuyu nit yi du solution. de solution mais masque yi itam gis nañ ne ñu ngi koy utiliser mais masque yi est-ce que mën nga ko takk lu tolloog ñaari fan ñetti fan benn masque bi changé woo ko est-ce que loolu bu yàggee sax yow masque bi du la jural musiba ci côté microbe ak yooyu benn masque nga takk ko rek bañ ko tekki. masque yooyee sax dañ ko warul takk. ah bon. waruñu ko takk. ah te ñu gis Chine nga mu jógee ñëpp a ngay takk masque Italie ña ngay takk masque. déedéet ñiy takk masque mooy ñu am doomu jàngoro ji wala ñu ko jege. wala médecin yi nga xam ne ñooy faj. ñooñu. ñoo war a takk masque. ah bon. wala nga nekk foo xam ne environnement wóoluwuloo ñu fa nekk. nga takk masque. mën nga takk masque mais takk masque yendoog moom ci mbedd mi ci poussière bi amul benn njëriñ. c'est pas recommandé. par contre médecin bi liggéey. hygiéniste bi liggéey. sapeur pompier buy liggéey am na masque spécifique yoo xam ne daf ko war a changer toutes les 3 heures. toutes les 3 heures. waaw parce que confinement bi ak humidité respiration bi. mooy tax mën na am microbe. man takkuma masque yow takkuloo masque pourtant man xam naa feebar bi nu mu demee mais takkuma masque parce que soxlawuma takk masque actuellement yow aussi soxlawuloo takk masque mais nag du ma la nuyu. loolu mooy prévention bi. nuyoo bi daal moom bu mënee ñàkk moo gën. ak daje ci mbooloo. ak daje ci mbooloo bu mënul ñàkk nit yi nañu sorante moo tax ma ak yow ma ne la puusal voilà. 1 mètre. xam nga lu tax loolu. damay bañ nga tisooli sa tisooli yegg si ci man. minimum bi mooy 1 mètre bu ko ëppee baax na te booy tisooli nii. nga def nii. bëgg naa wax tuuti ci aussi ci problème mu gants yooyu. gants yi. waaw parce que nee nañu. boo takkee gant da ngay faral di laal sa kanam c'est vrai. sant ma ñu takk gant
mais boo takkee gant habituellement. doo laal sa kanam nii ngay def. waaw. ku am liggéey bu bëri nag boo xam ne wóoluwuloo mën nga peut-être takk gant boo paree nga dindi ko nga sànni ko mais gant c'est pas recommandé sauf pour yenn liggéey yoo xam ne. c'est spécifique avec un risque infectieux certain. d'accord ma répété ko. docteur Georges Diouf ñu dem publicité dellu si waat. Le coronavirus est une maladie qui se propage rapidement. Il se manifeste par une fièvre, une toux, un mal de gorge ou des difficultés respiratoires. Si vous avez été en contact avec une personne présentant ces signes ou vous revenez d'un pays touché par la maladie et que vous présentiez ces symptômes, ne vous déplacez pas. Appelez immédiatement l'un de ces numéros 78 172 10 81 76 765 97 31 70 717 14 92. Les services du ministère de la Santé viendront vers vous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte sur chacun pour limiter la propagation du coronavirus. Pour toute autre information, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. docteur ginnaaw publicité ba nag ñu dellu si waat ba léegi ni leen nag ci lu jëm ci wàllum jàngoro bi ak wàllum fàggandikook yooyu confinement fi mu nekk nii moom boo xoolee mbedd Europe yi muy Makka muy dëkk yu bëree bëri tam yoo xam ne laal na leen yëpp nit ñi daal ña nga toog seen i biir kër génnatuñ Sénégal nii muy progressé est-ce que xalaat nga ni mën nañoo dem ba foofu maanaam confinement total est-ce que ñun économiquement am nañ kàttan boobu toog suñuy kër. du lu gën ci ñun. mais la mënul ñàkk la bu fekkente ne am na fu ñu toll. ñoo ña ngay gis ñu def ko. am na lu ko waral. Chine bu ko deful woon. ba léegi waxatuñ ko. mais seetu nañu bu ñu jëlee décision boobu ñu ci toog seen kër. walante amatul. dëgg la bu walante amatul ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji mën nañ leen a faj. ñooñu buñ leen fajee feebar bi du fa yem mais bu ñu continuer di dajaloo di naan suñu aada la mën ma koo ñàkk a def ak du nuyu mënumaa ñàkk a dem mais ñun ñëpp bu ñu dalee nu ñuy def liggéey boobee nga xam ne moo taxoon ñuy daw dootuñu fa yegg kon tey ñoo déglu ñi nga xam ne ñooy joxe conseil yi médecins yi ak décideurs politiques yi ci lu ñu wax ndax wolof dafay wax ne bala ngay nee naam ne fa mais waxuñu nag ngeen toog ci kër gi ngeen bañ a liggéey dem au lieu nga dem toog ci kër gi ngeen di doxi nga dem marché wala grand place bàyyi liggéey bi dem dajewaat marché déedéet kenn waxul loolu gis nañu xale yi aussi tëj nañu école au lieu ñu toog ci kër gi ñu ngi plage ñu ngi ensemble regroupé wu ça n'a pas de sens mu ñu tëj école yi ba pare jël école bi transféré ko ci beneen forme de regroupement mënul ne mais économiquement muy stock yëpp muy gel bi ak masque yi ba ci denrées alimentaires est-ce que Sénégal moom kattan boobu am na ko par rapport aux occidentaux comme États-Unis nga xam ne nee nañ toog leen seen kër mais on va vous payer à la fin du mois est-ce que ñun loolu nekk na fi. bon kooku question wu décideurs politiques yi ñoo ci gën a am baat ni ki man. mais côté gel bi nag moom ak masque yi est-ce que stock bi mi ngi fi. waaw ci li ma xam mooy. am na stock bi fi nekk. waaye mën nañu am yaakaar. rafet njort parce que solidarité nationale. ñëpp jóg nañu. di ci dugal seen loxo. te yaakaar naa recommandation yi Sénégal jël ak liggéey bu rafet bu ñu liggéeyaguñ mën nañu rafet njort ne lu ñu war a def
dinañ ko def mais à condition que population yi comprendre bu baax liñ leen di wax te respecter consigne liñ leen di jox du ñu tëj jàkka yi ba pare tëj église yi ba pare di daje ci dëj daje bu dëj sax mënul ñàkk parce que dund ak dee ñoo ànd te ku fi jógee dañ la war a toppatoo. waaye ay ngénteeg ay céet ak di tëgg. mais ay ngénte ay céet ay sabar yooyu daal mën na ñàkk ci jamono ji. kon woote président de la république woote nii nag ñu dakkal rassemblement yi yëpp am na ñenn ñoo xam ne nee nañu waaw par contre am na ñenn ñoo xam ne moom jàpp nañ ne loolu ay cosaan la. wootewu président bi noo ko gisee. ñu ko dégluwul njuumte bu rëy la ñu nar a def parce que Chine am na aada France démb ñi nga xam ne am nañu ñaari fan yoo xam ne génnuñu seen kër te xëy na seen kër yi sax ay appartement la ci fenêtre la ñu taxaw di tàccu ñi nga xam ne ñooy docteurs yi ak ñi nga xam ne agent de santé lañu ak ñi nga xam ne préventiste lañu pour encourager leen. wàccu ñu ci mbedd mi daje wu ñu def meeting mais ci seen fenêtre la ñuy toll di leen encourager pour wane ne rek que ñoom comprendre nañu bu baax a baax lu tax ñu ne leen toog leen seen biir kër. kon appelu président boobu vraiment kii c'est la nation ensemble autour du président ñoo war a def face à cette pandémie et pour sauver le Sénégal. ñëpp àndandoo amul président amul député amul tous les citoyens c'est ensemble lu ñu war a mener combat bi te aussi jëfe ko. bañ ko wax noonu apprécier ci rajo ak télé rek. mais jëfe ko à la base nit ñi moytu rassemblement yi comme ni ma ko waxee walante bi dafa gaaw te loolu pour ñu moytu ko. ñu bañ rassemblement yi bu ñu ko éviter virus bi du am fu mu aw il faut rompre la chaîne de transmission et la chaîne de transmission là c'est l'écart qu'il faut entre les personnes porteuses nit ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ak ñi nga xam ne amuñu ko. waaw mais bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xam ne mooy vice wala directeur adjoint bu OMS Ibrahima Socé Fall. mi ngi nekkoon journal Soleil interview bi foofu laa ko lire muy expliquer ne minimum gën a gàtt dinañ toog fukki weer ak ñaar pour vaccin bi mais loolu tam est-ce que du tiital nit ñi pour garab gi koy faj dëggantaan pour ñu am ko. loolu beneen fànn la xam nga Chine actuellement ñu ngi ubbi seen bunt. te pourtant amaguñu vaccin. kon pexe am na avant vaccin. donc prévention bu gën a gaaw. mooy respecter lii ñu def. effectivement vaccin dafa am processus. processus bi mooy d'abord. ñu seet lan mooy composition vaccin bi. composition boobu il faut que ñu expérimenter ko. ay phase yu bëri phase 1 phase 2 et cetera. phase yooyu day tax ñu seet ñaari yëf ndax vaccin bi am na kattan. gàllankoor feebar bi. benn ñaareel bi mooy est-ce que vaccin boobu am na kattan boo xam ne du lor ki nga xam ne moom lañ koy vacciner les effets secondaires les complications donc l'efficacité et l'efficience du vaccin loolu moo tax il faut que mu jël temps te mënuñu ko commencer sauf exceptionnellement ci ay nit généralement dañ koy commencer ci mala bu amul danger léegi ñuy commencer expérimentation humaine après maintenant ñu door a génne vaccin bi après encore la commercialisation donc ça prend du temps mais avant ñu yegg si foofu am nañu pexe Chine ñu ngi actuellement dans la phase. ñu ngi commencé di tane quoi. nombre de contamination yu bees yi wàññeeku nag de façon significative maladie yaa ngi commencé ñi nekkoon hôpital ñu ngi commencé di génn Chine. ñoom ñi nga xam ne demoon nañ ba am pénurie. papier mouchoir tout masque ñoom ñooy ravitailler maintenant le monde
ñoom ñoo envoyé benn cargo en France ndax stock bu ñu amoon dafa des ba léegi ñu ngi dimbale yeneen réewu àdduna bi donc pexe am na bu ñu xeeb li ñuy wax mesures yi ñu jël nii lu ñu nar a lor nañ ko wax bu baax a baax a baax mooy feebar bi amul. ñii wër naan feebar bi amul. gëmuñu ko. gëmuñu ko loolu amul lu ko gën a garaaw. feebar bi bàyyiwul nit ku ñuul bàyyiwul nit ku weex bàyyiwul nit ku xonq bàyyiwul séréer bàyyiwul pël bàyyiwul naar bàyyiwul dëkk. bàyyiwul borom alal. borom alal gis nañu ay jours ay milliardaires yu muy dal. premier ministre canadien député assemblée nationale Burkina Faso xam nga ñooñu borom dara jële ñu donc feebar bi amul sell ak xamu nu ñu koy waxee ci wolof. waaw amul xeej ak seen. amul xeej ak sell donc bu ñu foyee mukk ne feebar bi amul parce que non seulement dañuy lor suñu bopp mais dañuy lor ñoo xam ne ay jàmbur lañu. dañuy lor suñu bopp ñun ñu ko gëmul loraale ñi nga xam ne gëm nañ ko mais dinañ leen wàll après te ñun kat am nañu vraiment dispositif boo xam ne mën nañ sant yàlla de prévention au niveau du ministère de la santé et au niveau de la base mais am na foo xam ne bu ñu fa yeggee suñu hôpitaux yi dañuy déborder yàlla bu ñu fa yegg am na foo xam ne bu ñu fa yeggee gis ngeen yenn réew yi dañuy obligé jël ay structures changer leen comme ay structures de prise en charge. est-ce que nekkul ne loolu moom moo tax docteur ba organisation mondiale de la santé di dànkaafu Afrique pour ñu préparer même au pire maanaam ñu teel a fàggandiku. exactement boo gisee ñun suñu culture bu ñu demee marché dajaloo bu ñu amee dëj dajaloo bu ñu amee ngénte dajaloo bu ñu amee céet dajaloo saafante bu metti bi mais loolu virus bi bu ci duggee kan lay bàyyi donc tout le monde est à risque et quand ça va exploser mais il y aura pas assez de médecins. Italie dañu tëj benn région bu ñuy wax Lombardie nit ñi jógee foofu dem seen dëkk mais comme foofu c'est fermé dinañ dem foo xam ne dañ fa am liberté yóbbaale virus bi foofu dëkk bi yëpp feebar moo taxoon Italie nekk épicentre maintenant épicentre bi mu ngi ñëw Europe bala muy egsi ci ñun nag nañu góogóorlu ba naan loolu ñuy ragal yàlla bu mu yegsi te pour loolu il faut ñu fagaru te fagaru mooy gëm ne feebar bi am na gëm ne walante bi gaaw na gëm ne am nañu pexe naam mais am na foo xam ne bu ñu fa yeggee day wees na mbuus. Alaaji Malick Gakou di seen leader gis nañu avant président Macky Sall di jël nag dogal yi tëj frontière yëpp mi ngi doon woote état d'urgence mais ci côté santé daal xanaa dafa gisoon yii nii wala gravité feebar bi yéen da ngeen ko xam seen parti. Président Malick quand même dafa nekk nit ku vigilant depuis longtemps mu ngi alerté. ci lu jëm ci politique de prévention yàgg na ci naam parce que bu muy créer fondation xam nga boobu fekk lii ñëwagul donc dafa mos a am quand même itte ci lu jëm ci wërgu yaram en général ci réew mi aussi en particulier suñu jeetaay bi du jeetaayu politique dëgg la waaw jeetaayu nation bi la te président Gakou xëj na dinañ ko dégg plus tard bëggoon na rencontre sax ministre de la santé bu yàgg au début de l'épidémie ba waxoon ma ko
malheureusement on n'a pas pu avoir le rendez-vous mais ministre de la santé comme mu ñuy déglu du weddi ne président Malick woo na ko pour une rencontre c'était dans ce sens-là. donc bien avant li di egsi te du ñàkk aussi mu participer ci fonds de solidarité bi nga xam ne président de la République woote na ko moo tax rafet naa njort parce que sénégalais yëpp ñu ngi mobiliser wu pour soutenir le président de la République ci li muy def nii parce que affaire au Sénégal la du affaire couleur ni parti grand parti ou AFP ou oui PS ou non affaire au Sénégal la ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu loxo syndicats yi boo dañ cee dugal seen loxo may remercier aussi directeur général du LBA monsieur Malick Ndiaye daf ma invité woon ci réunion bu ñu doon def ak les ressources humaines des banques de toutes les banques du Sénégal pour seet ñoom nan la ñuy contribuer ci xeex bi may rafetlu loolu bu baax a baax may profiter ci pour remercier ko moom ak Moussa Sène responsable des ressources humaines lu mel noonu aussi def nañ ko au niveau du CNP fa laa jóge ce matin le patronat waaw du patronat ak monsieur Massar Sarr ak Mariam Babelas Ndiaye bi présidente médecin d'entreprise bu Sénégal ak madame Marie Diallo bu représenter caisse de sécurité sociale donc au-delà du politique il y a la mobilisation sociale il y a le privé aussi qui se mobilise pour soutenir cette action du président de la République mais docteur kañ nga xalaat daal à peu près nii pandémie bi mën na dem ba jeex comme ni fi Ebola bi jaaree woon comme yi ngi fi jot a tudd noonu ci première guerre mondiale ak yi amoon 2000 yi fi jot a jaar yëpp kañ nga xalaat yow deadline boo xam ni bu ñuy wax ni médicalement mbir mi daal du fa passé. lu jafee wax la parce que